Alpha Bayla Gueye, directeur général de l'office des forages yu Thiel bi di Thiénaba ñu ñëwoon di wéyal liggéey bi nga xam ni ñu ngi ko doon séq ak waa comité d'organisation bu gàmmu bi ak sous-préfet bi nga xam ni moo fi nekkal préfet bi ak gouverneur u région bi ñu ñëwoon tey nag ci sang bi xalif bi Serigne Assane Seck ngir defal ko compte rendu ndax ñëpp xam nañ ne bi ñu nekkee ci réunion CRD bi jëloon nañu ay engagement yi nag du lenn lu dul forage yi nga xam ni ñoo nekk ci dëkk bi muy ñetti forage dañu jëloon engagement que forage yëpp dina nekk à la disposition des populations bi ñu ñëwee fii gis nañ ne forage bi nga xam ne sax dafa nekkoon à l'arrêt ndax problème mu pompe équipe yi jot nañu indi pompe bi à temps dugal pompe bi ci forage bi ba forage bi tey mi ngi dox ñu seet ko yëpp a ngi dox donc ñetti forage yëpp tey waxtu bi may wax ak yéen nii ñi ngi tourné ñi ngi togg ndox bi ci wàllu stockage aussi entretien yi ñu waroon def yëpp def nañ ko ci château d'eau yi ñu yore fii yëpp xool nañu aussi ci wàllu réseau bi ñu gis ne am na ay jafe-jafe ci yenn quartier yi donc jafe-jafe yooyu équipe région bi ñu ngi koy continuer di xool di soupçonner que dafa am ngelaw ci biir tuyau yi mais yooyu yëpp yaakaar nañ ne ñoom di ci suba dinañu améliorer distribution bi daanaka aussi ñenn ñi nekkoon ci teewaay bi wax nañ ñoom seen bopp sax que gis nañu ne ndox bi mi ngi ñëw vraiment ak doole ci yenn localité yi ñu nar a wéyal liggéey bi aussi ci biir gàmmu bi parce que xam nga gàmmu bu nekk dafay ànd ak lu ñuy wax ñun disposition d'appoint mooy dañuy indi ay camions indi ay bâche à eau ndax nit yi nga xam ni ñoom dañu nekk ci ay jafe-jafe ñu mën a indi camions yi foofu ñu joxal leen ndox ci loolu ñu ngi gërëm waa SEN'EAU yi nga xam ni ñoom ñoo ñu permettre ñu mën a utiliser seen potence bi nekk ci biir région bi. bu loolu weesoo nag waxtaan nañu ci waxtaan bu yaatu ak xalif bi ci wàllu dëkk bi ni muy màggee ndax daanaka diggante daaw ak ren quartier yi jóge na ci ñeent jaar ci fukk ak ñaar donc ci loolu nag ñun li nga xam ni moom la ñu autorités yi dénkaane ci situation yu mel noonu suñu dajeek moom mooy ñu anticiper ci investissement yi ci loolu jël nañu engagement boo xam ni dinañu jéem a samp fii ci budget 2022 benn forage bu mag boo xam ni dina soo ko xaymaa dina am capacité 200 mètres cubes boo xam ni dina mën a sax ëmb yeneen ñetti forage yi fi nekkoon loolu yëpp nag pour anticiper rek développement ville bi ndax ville bi dafay màgg te cité religieuse yi moom li ñu gën a seetlu mooy croissance démographique bi dafa am doole donc fii tamit moom war am nañ fi fas yéene nañ fi am taxawaay boo xam ne mooy taxawaayu état boo xam ne dafay accompagner en tout cas cité religieuse bi ci croissance am donc loolu moo doon tànk yi fii tey ñuy gërëm nag ñi nga xam ne ñëpp ñoo àndoon ak ñun ci liggéey bi muy sous-préfet bi taxaw ak ñun nga xam ne depuis bi ñu toggee plan d'action ba léegi mi ngi ak ñun di ànd ak ñun ci terrain bi comité d'organisation bi nga xam ni maire bi moo ko yore mu def ci loo xam ni lu mucc ayub la ndax équipe yi fi nekkoon yëpp daanaka moom moo leen téye woon remercier aussi ñi nga xam ni ñëpp mooy notabilité yi nekk ci dëkk bi yi nga xam ne ñi ngi jàpp ci liggéey bi. xam nga ci li ñu yoroon ci statistique daaw nga xam ni moo doon ñeenti quartier loolu xam nga 80 mètres cubes par heure mën na ko téye waaye quartier bi màgg na moo tax dinañu sentir année bii sax mu am tuuti pression ci réseau bi donc jóge na ñeenti quartier dem fukk ak ñaar donc loolu daanaka dafa laaj ñu saytuwaat mbir yi xool bu baax seet naka nañuy redimensionner réseau bi fii ci de distribution bi ci biir dëkk bi mais statistiques yi moom li lay permettre ngay am statistiques yu fiable mooy sortie de forage ak utilisation ci kër yi waaw mais loolu dafa fekk ne réseau bi ñu yore tey mayuñu ñu xayma ko ndax dafa am rendement bi moo faible mais yooyu yëpp dinañ ko xool d'ailleurs fas yéene nañu yónnee benn équipe pour mu xool réseau bi rapidement juste après gàmmu bi pour que ñu saytuwaat ko bu baax déjà équipe bi fi des dina continuer liggéey bi d'ici
mardi parce que am na benn wala ñaari gox rek yoo xam ne gis nañu ne dafa am peut-être ngelaw ci biir yoonu ndox bi te loolu dafay indi ay jafe-jafe mais je pense que dinañ ci liggéey bu gaaw boo xam ne dinañu permettre ñu améliorer waaye li ci ëpp solo rek mooy d'ici déwén incha allah suñu indee beneen forage bi nga xam ni moom 200 mètres cubes loolu moom dina mën a couvrir besoin yëpp besoin wu dëkk bi yëpp. qualité bi moom léegi lu am solo la ndax ODD yi dafa wax quantité wax qualité waaye dafa fekk suuf si ndox amul même qualité bactériologique yi ak chimique yi ci gox yëpp da ngay gis dëkk yoo xam ni ndox bi dafa am na ñoo saumâtre am yoo xam dafa am chlore dafa am yoo xam dafa am xorom mais tey li nga xam ni moom la OFOR jël comme disposition mooy déjà programme yu bees yëpp yu ñuy tëgg daanaka package lay nekk ndax soo leen seetloo semaine bi passé bi ñu nekkee région de Matam gis ngeen ne dañu yóbbaale production stockage ba pare def ay unité de chloration pour gunge qualité bi am na yeneen dëkk yoo xam ni def nañ fa ay unité de potabilisation donc fii tamit dinañu saytu ndox bi su fekkee ndox bi dafa soxla ñu intervenir def benn dispositif additionnel pour améliorer ko dinañ ko def ñun ci suñu wàllu bopp suñu plan de développement ñi ngi waaj a tabax suñu benn laboratoire ci Diamniadio laboratoire boo xam ni moo ñuy permettre ñun même ñuy saytu ndax xam nga ci contrat d'affermage yi délégataires yi ci boppam dañu war a saytu qualité ndox bi mais ñun dañu bëgg a def suñu laboratoire boo xam ñun suñu bopp ñooy def contre expertise bi pour seet ndax li ñuy indil méngoo na ak li am ndax xam ngeen ne wàllu qualité ndox dafay jouer ci santé publique.